Cheikh Ndiaye ñu ngi lay ziar Cheikh Ndiaye Verona ñu ngi Nice. Assalamualaikum, ñu ngi ziar ñu ku ci nekk sa tur ak sa sant di wax ne tey moom live bi dina xaw a kéemaane trop ci ñenn ñi mais nag xam nga ngay live te loo xamante ne bëggoo ko woon wax ndax wax nga ko ba pare ci sa biir wax ñin ñi xëy na comprendre ruñ ko woon keroog bi nga koy wax tey yàlla firndeel na li nga xalaatoon ak la nga waxoon moom moo am mooy lan mooy Ousmane Sonko nee na du wuyu ji. lu tax ma tardé nii sax dafa am ay vidéo yu ma doon seet mais mu xat ba ma mujj ko bàyyi parce que man lu nit wax dama koy téye parce que Ousmane Sonko moo taxawoon wax ci buntu këram safurlaa ci biir këram moo taxawoon wax ne buñ ko woowee 9h 9h05 mu wuy ji ba dàmbooj mi nga doon xamante ne sax toogoon na ci benn plateau télé parce que li may wax damay bëgg après nit ñi dem seeti ko gis ko parce que dama ko doon seet ma nar a perte temps ma bàyyi ko. Damboj toogoon na ci plateau télé Sen TV bu ma juumulee mook Me El Hadji Diouf ne mësul gis Ousmane Sonko te xamu ko mais foofu mu toogoon foofu ne mësul gis Ousmane Sonko te xamu ko foofu la toogoon moom 10h la wax ne Ousmane Sonko nee na bu ñu dindee immunité parlementaire am 10h 10h05 mu wuyu ji. Damboj moomu tey la Ousmane Sonko taxaw wax en direct ñi seetaan kii bi gis nañ ko mu ne mook daam xamante nañ gisante nañ defe naa benn yoon mu loolu rek day wane ne que ni dafa am ñu toog tey bëgg jaxase dëkk bi. jiital ko ci ay sos te du noonu waruñu ko nangu fi may démarrer wax ji mooy Ousmane Sonko dafa ne dimanche la def live daal di toog ne buñ ko woowee dina wuy ji bu ñu dindee immunité parlementaire am dans les minutes qui suivent dina wuy ji mais tamit bu ñu fàtte ne dimanche boobu ci la toog bi muy def appel à l'insurrection ci biir këram foofu la toogoon tamit ne du wuy ji section de recherche bi ko woo comme du wuy ji section de recherche bi ko woo section de recherche amul droit dem jëli ko ndax dafa am député dafa nekk député am immunité parlementaire te ay avocat am bind nañ section de recherche leeral leen ne kii ngeen convoqué dafa am immunité parlementaire kon pratique bi lépp dafa légal ba foofu ci jour boobu Ousmane Sonko wax loolu mais léegi naka la mënee tëb dimanche bi nga xamante ne nee na du wuy ji ba ay avocat am bind te section de recherche du dossier bi jox ko au procureur lu tax mu bëgg yaakaar ne ci même jour bi ko arrangé moom la procédure bi commencé alors que moom ba mu toogee wax en direct rek avocat wam yónnee ay avocat wam yónnee lettre section de recherche am na droit de saisir ci dossier bi parce que amul droit jëli Ousmane Sonko par force këram ndax immunité parlementaire loolu benn la
ñu demaat ci nga xamante ne fenn mooy que ni li gën a jaaxal ñëpp tey xam naa am na ñoo xamante nag duñ ko xam wala duñ ko xalaat nan ñu wax Ousmane Sonko ba mu commencé politique ba léegi kañ la ñëw toog di def discours njëkkee ko en français parce que mi ngi jéem a wax ak opinion internationale sur une affaire privée qui concerne Ousmane Sonko ak Adji Sarr na ngeen xalaat li ma leen di wax rek tey mooy première fois bu Ousmane Sonko di wax njëkkee ko français jël temps mu yàgg lool mu wax ak ñeneen keroog dugal naa Facebook benn affaire bu mu waxoon après ay nit yu nekk Pastef wax ak man ba ma dindi ko parce que man damay déglu nit Ousmane Sonko keroog dafa wax ba wax genre këram toog na fa wax ba wax genre ba pare teg ci après góor ñi ak jigéen ñi pour wax ne que ni boole na sax ñu bokkul ñoo xamante ne xëy na am nañ doole ñëpp di xeex ñu bañam dugg Sénégal di fa def naka su dul noonu moom jour boobu def na leen clin d'œil xëy na ñu bëri seetlu wuñ ko amul benn problème ñun Ousmane Sonko dara duñu bett ci moom ndax ku xool deux live yu ñu def récemment xamal nañ ñun ñi que ni Sénégal amul kenn ku koy mën a taal mu metti mu naqari dañuy ñëw jël si la waxoon naa ko parce que man xamoon naa ne Ousmane Sonko du dem te tax wax naa live bi passé bu demee wuy ji du moom man maay njëkk ñëw bàyyi lépp di ko voteel moom di ànd ak moom di ko xeexle parce que man je connais l'homme du ma wax sax wax l'homme je dis je connais l'individu parce que tey li mu def góor dëgg du ko def te bu dee góor dëgg la ak nii mu waxee nii man bu ma nekkee à sa place li may def dinaa ko wax balaay live bi di jeex parce que gis nga góor wala l'homme dafa am différence ak l'individu parce que l'homme mooy ki nga xamante ne day réfléchir di xam lu mu war a def ak lu mu warul def mu naan Khalifa mais li daloon Khalifa dalu ko Khalifa dara dalu ko lu dul xaalis bu mu luubal mu am ngor ak fitu dem wuy ji ba pare taxaw ne nin ko doon defee laa ko doon defee mais Ousmane Sonko demal nga wuy ji nga wax ne defuma wala def naa may nag ñu wax ci benn affaire tamit tey xam naa ne war na fay Idrissa Seck droit d'auteur parce que Ousmane Sonko mi ñu waxoon ne dafa feebar depuis temps xale toog na ci marché bi 1 mois mënul jóg mënul toog mënul taxaw ndax feebaru diggu ginnaaw bu ko sonal boo xamante ne c'est héréditaire bëgguñu sax tudd terme héréditaire parce que boo waxee héréditaire rek yaa ngi laal waajuru nit ki moo tax musuñ ci bëgg wax mais tey dafa ne je ne souffre d'aucune maladie je suis en excellente santé loolu la wax xam nga boobu Idrissa Seck nag moo ko moomoon moo tax ñii ñëpp di wax nii tey war nañ ko jox droit d'auteur di ko fay parce que Ousmane Sonko moo taxaw en français waxul benn yoon ne amoon naa sax benn feebar wala dara après ci wolof bi la dem di ko jéem a récupérer ne dara daluma même li ma doon am ci diggu ginnaaw ko yëpp parce que nit buy wax da nga koy déglu mais Sonko beneen affaire bu ma leen di laajal Sonko démb demul di watu ji yow booy watu ji ñu accompagner la yow watu nga sa kër ba wat bi des tuuti nga wut ay nit ñu accompagner la ngay doxantu lu tax ba ngay dem di defi massage fexe woo ñu accompagner la xam nga loolu rek tëj na waroon na tëj débat bi tey ngay dem saa yooyu dem da ngay yor ay heure de crime ngay dem wala yenn heures yi te yow rek yaay dem doo ànd ak kenn parce que 21 heures ci couvre-feu heure de crime la parce que amatul kenn ko am accès ci mbedd mi lu dul ñi nga xamante ne am nañ possibilité génn kon ça veut dire sur 16 millions de sénégalais peut-être 300 000 sax sénégalais amuñu droit génn xam nga kon su boobaa ñu war a xam ne que ni loolu c'est grave mais démb bi mu waree dem yeggale ay wotam génn na doxantu te ñiy wax jëm naan Ousmane Sonko bu génnee démb génn na di dox amul embouteillage amul dara gis nga sénégalais nañuy bàyyi di jël nit di ko teg fu mu yeggul ñun ñëpp ay nit lañ ku ci nekk nag am na lu la yàlla di may nga ëppale kii lii manqué ci lee mais boo ñëwee na yow je suis parfait je suis le meilleur da nga ko war a wane ci yëpp ci comportement yëpp. may waxaat beneen affaire mooy parlement bi muy wax parlement bi muy maanaam assemblée nationale mais bi nu convoqué Sonko dafa ne du dem te moom moo laaj assemblée bi Sonko mi nga xamante ne demul assemblée demul wuy section de recherche te ba fii ñu toog nii fi ñu toll nii gisoo waragul gis benn kayit naka la mënee taxaw di xam ban kayit moo baax ak ban kayit moo bon gis nga gaay Ousmane Sonko ku mu def dof yow la neex parce que moom ci boppam ba muy wax boobu ba léegi mooy dugal boppam mooy wax di dindi mooy wax di waxaat contraire moo toogoon fii ne yor na xaalis ba mu nekkee impôt et domaine ban ko fa dàqee dafay sant ndax la muy am léegi ci benn weer da daan toog ay weer wala at sax du ko am kon kooku tey bu taxawee ne leen amul 20 000 francs yu mu fay plus de 20 000 francs yu mu fay salon de massage
dem ci salon de massage bi di fa fay 50 000 te ci 50 000 yooyu dinaa fa dellu si parce que daam bi képp kuy gor te nite gis nga ne daam bi la muy wax démb ak la muy wax tey du bokk. Adji Sarr mënuñu wax ci moom parce que waxagul Adji Sarr moom nag tey moo yëngal affaire yi parce que ñoom Ousmane Sonko ak ñi mu àndal ñoom Birame Souleye foofu tamit dinañ ci taxaw parce que nit boo nee le don de soi pour la patrie ñi nga àndal pour ngeen xeex pour patrie bi bu leen jàppee war nga mën a génn def conférence de presse bu dee jox nga leen cër. Birame Souleye kañ leen ko téye Abbas kañ leen ko téye ak ñeneen ak ñeneen ndax Ousmane Sonko génn na benn yoon rek massawu leen directement wala mu wax ak nit ñi ça veut dire que ni kooku boppam moo ko gënal ñooñu sax ba patrie bi di ci bokk. Ousmane Sonko tey li mu wax ñëpp war nañ xam ku ci nite war nga xam kan mooy Ousmane Sonko. Ousmane Sonko mooy ki nga xamante ne moo dem defi tooxi duuneem bëgg tooxi duune boobu tey nekk luy yëngal Sénégal mais dafa xamul Ousmane Sonko xamul. te tey laa mës a gis man Émile li may sopp yëpp mën a lijjanti di xool di seetaan États-Unis France Italie Espagne Japon fu ne tey laa mës a gis nit ku taxaw di wax ne non à mon arrestation mësuma ko gis nit ñi sax ñooy casse pour sa arrestation mais yow nga toog en direct naan non à mon arrestation mais Ousmane Sonko lan la def nit ñi lan la jàppee nit ñi. Après tey mu ne oui la famille de Macky Sall roule en bolide mais yéen gis ngeen Ousmane Sonko oto bi mu yor Lexus est-ce que nit ñi xam na lan la Lexus di jar ak oto yi ànd ak moom il roule en quoi il roule en charrette. Pourtant de am na ñoo xamante ne charrette la ñuy rouler di xëy suba ba ngoon yor seen charrette gëm ko moom mu am nu mu doxalee kon na sóoraale ñooñu tey bañ a tayle ba kenn ñooñu ndax yàgg na ko tayle di noos nekk biir këram toog ba keroog bi mu toogee di reetaan gars yi nekk foofu ñu leen di dóor ay bal jàpp ci ñu leen di dóor ay bal blanche ba pare moom mu taxaw ne bal lañ ko dóor à bout portant monde bi kan la ñuy dóor bal à bout portant doo daanu dee sakran en plus. Gis nga nit ki mënoo woote insurrection ba mu neex la nga taxaw di jox nit ñi toor bi jël ko nga jël ko yow nga gérer ko ni nga demee woon gérer sa bopp ci pet dem ci salon ba du benn du ñaar du ñett. Tey tamit Ousmane Sonko wax na ci Casamance mës naa def benn live war na def peut-être léegi 2 ans wala 3 ans Ousmane Sonko demoon Casamance di wax ci affaire zircon bi foofu jour boobu dafa ne armée bi amul droit ñëw Casamance ku wax loolu ci zone boo xamante ne dafa am ay rebelles ça veut dire que ni yow tu réconfortes les rebelles mu taxaw année boobu wax ko man ma def sama live ma ne ko Ousmane Sonko armée boobu tax na ba nga jàng tey ba nekk cadre impôt et domaine ba tey nga am fitu taxaw di laaj assemblée wala ngay laaj leneen ëllëg parce que armée boobu am na ñu ci dee pendant 40 ans presque ñu ngi guerre ñu ci perte seen ay vie di ci daj lu ne pour Sénégal nekk un et indivisible. Gis nga tey dinaa dugg ci ay détails yoo xam sax bëgguma ci woon dugg parce que gis nga wax bu jotee da nga koy wax carrément président Macky Sall c'est pas pour rien mu dem Casamance di ko régler parce que mënoo dëkk ci dëkk nekk Casase nekk sénégalais sa biir dëkk bi nga nekk sa biir village wala sa biir région wala sa biir ville nga am foo am accès ak foo amul accès ndax lan ndax ay nit yoo xamante ne dañuy toog ngeen régler benn nit kooku jox leen xaalis ñu dawal 1 an comme ni président Wade doon def bu ñu dawalee tuuti xaalis bi jeex ñu tiirewaat ñaari bal dàqi ay nit jëlee leen foofu seen ay tool di fa defar ay bon nga toog di bàyyi. Non président Macky Sall dafa jóg pour régler Sénégal képp kuy nit nekk sénégalais am droit dem dëkk bu la neex takk fa jabar dëkk fa toog fa di fa bay wala di fa def lu la neex yaa ko xam mais la nekk lu légal moo tax dëkk bi yëpp day légal. Gis nga Casamance bi ñuy defar nii na nit ñi réfléchir du ay détails du ay détails pour sous-région bi du ay détails pour Sénégal du ay détails pour région de Casamance na ko nit ñi réfléchir te problème bi dañ koy régler balaay local yi. kon tey loolu ku ci réfléchir ci fi may waxee di nga comprendre ne complot warul woon mën a am parce que ku dem ba ne naa régler Casamance ba mu tolloo ak dëkk yëpp di fa def ay affaire ëllëg ku fa mënti gagné sax mairie da ngay nekk sénégalais kenn du la xoqatal kenn du la yàqal mais boo xamee esprit nit ki esprit revanchard bi yow da ngay préparer foofu pour ëllëg même bu juumoon nekk fa maire du mën a jël rébellion bi di ko utiliser contre Sénégal bu mënul nekk président Sénégal mu ne ok da koy diviser. Tey ñëpp gis na ne Sonko dafa bëgg yàq dëkk bi dafa bëgg diviser dëkk bi mais mënu ko il est trop petit. mu ne le courage et la volonté d'un peuple ma ne ko mais Sonko courage ak volonté peuple dafay commencer par courage ak volonté individuelle. Courage ak volonté individuelle moo la waroon permettre yow tey nga dem wuy ji woo nga ne immunité parlementaire gars yi topp procédure bi comme ni ko loi bi santaane. C'est pas parce que Ousmane Sonko nga tudd tey bu doon sama xarit Mame Diarra Fam boobu ngay tudd
tey bu ne woon du ma dem loi bi nii lay defee du parce que Ousmane Sonko nga tudd bu doon tey Sira Ndiaye sama xarit bi nekk assemblée la dara kii ñaanuma la leen dara nag lu bon ñoom ñaar ñëpp kon tey loi bi tamit nii la koy doxalee c'est pas parce que Ousmane Sonko nga tudd moo tax nga yaakaar ne yow yaay Ousmane Sonko moo tax mu demee nii Ousmane Sonko gor ca wax ja gor ca wax ja tey nag ba suba ñuy dindi sa immunité parlementaire ba samedi am nga droit def retour mental bu positif pour une fois nga bàyyi lépp teg ko ci suuf te doon gor dem wuy ji parce que waxoo woon bu immunité bi dëngee wala bu ko diw defee wala buñ ko doxalee ne non da nga ne nan dindi sama immunité parlementaire comme nag député yi nawloo woo leen woon nga jaxasoo ñi la jege muusuñu parce que da nga yaakaaroon ne boo pertee temps yenn preuve yi day disparaître mais damay wax man xaw ma ndax preuve am na parce que du ma juge du ma député du ma avocat waruma dem assemblée ñu déglu ma waruma dem tribunal ñu déglu ma waruma dem section de recherche ñu déglu ma mais tey dinaa wax ñun ñi benn affaire ñu xam ko section de recherche sore na sax pour nga dem di fa def yenn plainte yi ba ñu koy continuer police bi nekk sa koñ rek mën nga fa ñëw di déposer plainte am noo expliquer ñu ne la saawaay lii jarul plainte waxtuma laa koo xamante ne député la tey moom moo ko wax nee na du moom il n'est pas n'importe qui c'est vrai qu'il n'est pas n'importe qui mais aujourd'hui il a démontré qu'il était pire que n'importe qui ma koy waxaat il a le temps pour changer il a le temps pour être normal il a le temps pour être sénégalais et digne de l'être parce que li mu def nii tey c'est de la lâcheté pure et dure ndax ëllëg dinañ ci yàq oto kenn foofu comme ni ñu ko defee woon dinañ fa yàq benn commerce su maire comme ni ñu ko defee woon mais na xam ne que ni force reste à la loi gis nga buñ ko ci biir douche am sax bu fa nekkoon gars yi dinañ ko fa jëli may waxaat beneen détail gis nga dof mënut a dépassé nga tiim ñi ñi jàppee leen dof te ñu gën laa nite lan la wax sànq nee na way ay nit yu ñëw di photo këram di lii mais Ousmane Sonko xam na fi technologie toll est-ce que Ousmane Sonko mi ngi fàttaliku xam naa nag am na am na du ko xam parce que dafa teelu nekk naanite est-ce que mi ngi fàttaliku waa États-Unis ba ñu buggee wan Kadhafi ne yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana président bu baax boobu est-ce que Ousmane Sonko mi ngi fàttaliku ba gars yi demee américains yi demee ba photo Kadhafi ci biir toilette am pour wan ko ne ko ñun lu nu bëgg a xam dañ koy xam mais Ousmane Sonko xam ne ne technologie dépassé na nga ñëw di tiim kër nit di ko photo nii surtout suñu force de sécurité et de défense yi nga xamante ne c'est l'une des meilleures en Afrique non Ousmane Sonko franchement tu es trop terre à terre tu es trop terre à terre boo taxawee di wax loolu te yow xam nga ne boo amoon ay preuve di nga ko génne xoolal tey message bi muy wax mais loolu email la gën a jege message am na nombre de xam nga lu ñuy fàtte dafa am nombre de caractères yoo xamante ne boo ko bindee ci message du dem tu es obligé d'écrire 2 messages nañuy réfléchir nañuy use seen mind balaa ñuy tiim nit ñi di leen sos gis nga fen sax si tu n'es pas trop intelligent doo ko mën te tamit bu la yàlla dimbalewul sax du continuer parce que la nga wax da nga koy fàtte moo tax dëgg moo wóor tant que yaa ngi wax dëgg tu es libre bu la yee 3 heures du matin mbéj la tu répètes la même chose mais Ousmane Sonko n'a jamais été capable de répéter une chose 2 fois de suite je le dis depuis 2016 2017 sos gis nga idéologie boobu ñoom ñu créé au sein du PASTEF mooy nanuy sos di nax nit ñi ba jéem a jot nguur gi mais heureusement que au Sénégal y a des gens intelligents y a des gens qui réfléchissent mu ne dynastie pour Macky Sall mais xanaa dafa fàtte ne président Ablaye Wade ni ko gars yi gëmee woon à commencer par moi man mii Émile président Ablaye Wade door nañ ma ci liif escanté na ma ci du ma sax wax lépp biñ ko fi waree jëlee xeexuñu xuloowuñu dañoo sangu ba set sol lu rafet dem voter ndànk mu jóge fi kon Sénégal ay affaire dynastie mënu fi exister boo weddee da ngay dem nga laaj ñi nga xamante ne xeex nañ ko ñii comme ni nga wax tey na gars yi di xeex am na ñoo xamante ne dañ doon toog di woote téléphone di ko xeex am ñoo xamante ne dañu nekkoon sur le terrain mooy appel à résistance boobu président Macky Sall woote woon président Moustapha Niasse woote ko woon Amath Dansokho yàlla na ko yërëm woote ko woon ak ñeneen ñoo xam ne bëgg ma fi nekk di lim loolu kenn ñooñu ñëpp ngay gis amu ci kenn ak M23 amu ci kenn ku ci woote parce que da ngaa demoon ci salon ñu maase la ñu jiñ la viol Ousmane Sonko il faut que tu arrêtes il est temps que tu arrêtes te dama la wax benn affaire gis nga diaspora bi ngay woo diaspora boobu yow waroon nga leen yërëm diaspora boobu am na ñoo xamante ne xaalis bi ñu la yónnee bu ñu la waxoon fi ñu ko jëlee doo ko gëm am na ñoo xamante ne ci xaalisu Covid yi ñu leen di jox pour ñu dund lan la yónnee Ousmane Sonko respecte la diaspora elle est consciente ñun bi ñuy jóg di xoslu di génn town bi boobu yaa ngi toog nekkoon doomu yaay may ma ñeex parce que li nga def nii tey doomu yaay may ma ñeex dëgg la parce que tu te refuges derrière des Sénégalais innocents
ñoo xamante ne dañ la gëm ndax li ñu leen doon wax te gëmoo ci dara Ousmane Sonko yow mii yaa ne woon yow yaay sëñ Ousmane mu sell mi kon boo weeree au moins jàkkaarloo ak yàlla boo ñemewul nit ñi boo ñemewul état boo ñemewul fee yi nga def mais ñemewoon nga yoot génn yow rek dem gis nga gaa yooyu nekk ñu nu téye nii rëbës ndax yow parce que yow yaa woote appel à la résistance comme noonu nga ko bëgg tuddee ñooñu boo doon gor da ngay dem wuyu ji buñ la waree dugal nga dugal leen ñëw ne leen gaa yi maa ngi nii mais ñooñu bàyyi nga leen ñu dugg ay jour waxoo ci ñoom faale woo leen ñoom Birame Souleye faale woo leen jabaram Abbas ñeneen faale woo leen mais bi nga xamee ne sa immunité day jóg si nga soog a xalaat ñooñu non tu n'es pas honnête yàgg naa ko wax nag ci manière yu rafet ci terme yu rafet mais tamit bu nit ñi fàtte dama yàgg wax ne dëkk bi du ñu nangu kenn taal ko amul Macky Sall amul Ousmane Sonko amul Emine Ndiaye kenn moomu ko ñun ñëpp a ko bokk am na ci ñoo xamante ne ba nu juddoo ba léegi xamuñu kuy politicien xamuñu kuy kan la ñuy voteel xamuñu sax naka la ñuy voteel comme ni mu amee ñoo xamante ne ñu ngi xëy di daan seen doole tout court comme ni mu amee ñi nga xamante ne dañuy utiliser seen tur pour def naka sadul noonu comme ni mu amee ñoo xamante dañuy dem ci salon de massage boo xamante ne xamuñu sax ndax salon bi mi ngi fay taxe te fu nu toll ñu ngi naan redressement fiscal taxe rapport dangaa rapport ba yegg ci biir rapport kon nag léegi actuellement may ñu suñu jàmm nga dem régler sa problème yow mi ko am ak Adji Sarr da nga yaakaaroon ne Adji Sarr du wuyu Adji Sarr dem na tey ñu entendre ko Adji Sarr mi la tuumal parce que ba léegi leeruñu ñun Adji Sarr mi la tuumal bu la gënee gore di nga décevoir ñi ànd ak yow di nga décevoir ñi nga xamante ne 4 ans 5 ans ñu ngi sa ginnaaw di daj lu nekk pour yow toog ci réseaux sociaux yi di saaga ñu leen mat baay di saaga ñu leen mat ndey di saaga ñoo xamante ne ñoo leen gën parce que fayantewuñu ak ñoom parce que nit sax kenn du la gën ci juddoog ci dara mais au moins ki la gën mooy ki nga saaga fayiwul tontuwu la faalewu la Ousmane Sonko tey sa responsabilité moo doon nga endossé saaga yooyu yëpp ñu doon saaga ñi ak yu bon yëpp ñu doon wax ñi ne leen à partir de tey combat bi sama combat la parce que massage bi sa massage la woon waaw loolu nga waroon wax maa moomoon massage bi maay moom combat bi Ousmane Sonko pendant qu'il est encore temps waxal ak say nit ñu teg la ci yoon nga dem wuy ji yi nga wax nii yëpp gars yi xam nañ ko bu ci nekk da nga ko def calculer ko analyser ko mais jàllul sa première sortie da nga ne nee na dama ko violé ça veut dire que ni tu n'exclus pas que xamante ngeen wala sorente ngeen wala yegg ngeen yenn niveau yi parce que man tey bu mu nit ne ma da nga ma violé te mosuñu séq yenn affaires yi damay taxaw ne la c'est pas vrai mosuñu ko séq même bu dee après doo wuy mais tu n'as jamais nié tu as toujours parlé entre les lignes man Émile j'avais compris que ni ce dernier discours lii lay nekk bërki dem bi nga ne da ngay génn fii laa toog ne ñëpp du génn te boo moytul buy wax sax day def comme ni Assane Diouf di def buñ la wooyee au lieu nga génn carrément nga taxaw di live pour ñu wane ay affaires ak yooyu nous n'avons pas ce temps là xam nga lu ñu gëm ñun dëkk bi dafay dox gis nga terroristes yi ngay wax bu leen sax tudd gis nga armée sénégalaise les forces de défense sénégalaises yàlla na leen yàlla lafal cat elles sont trop fortes macha allah elles travaillent jour et nuit te yow da nga bëgg ñu yokk liggéey bi dinañ yokk liggéey bi amul benn problème toogal sa kër dinañ yokk liggéey bi mais li ma ci metti man Émile lu tax may def live bi ñi nga nar a xañ liberté ñi nga nar a gaañ ñi nga nar a tax seen matériel yàqu mais Oussou yow lan nga war a wax waa koñ bi yow mi toog ne leen buñ ma jël see damay lii ñu yàq seen oto keroog nga génn di doxantu di jaabante kenn gisuñu la nga dugg ci kër yooyu massawu kenn tey yaa bëgg ñu yàq koñ ba na naa la wax benn affaire boo demul koñ bi dina yàqu ndax dinañ la jël si te nag naa la beneen affaire de ces gens là ils sont tellement sophistiqués que dinaa wax tey benn détail bu ñu comprendre gis nga 19 yooyu ngeen di bàkku naan dañoo génn dañ leen a libéré ci biir 19 yooyu boo leen deful ndànk sax ay policiers ñu ngi ci gis nga la police sénégalaise elle est extrêmement puissante mentalement physiquement et matériellement ku ko xamul dañ la koy wax dugal Mali dugal yeneen dëkk Centrafrique dëkk yooyu yëpp su problème am dañ leen di yóbbu muy police muy gendarmerie ils sont hyper bien équipés ils sont constants dans leur démarche et ils sont très intelligents duñu ay détails duñu dugg ci ay deal mais naa la wax benn affaire boo bëggee nekk bandi ñu woon la ñoom ñoo la gën a nekk bandi actuellement ils peuvent voilà ces gens là ils peuvent même te dire sa kër nu mu mel fan ngay jullee lan ngay def ak lan ngay def moo tax bul sacrifier sa famille bul sacrifier sénégalais yi nekk yi la gëm bul sacrifier waa koñ ba xamal ne que ni boo demul dañ lay jël si waxoon naa ko ci sama benn live yaakaaroon naa ne dinañ la ko jàllale pour nga xam luy àdduna parce que tel rek nga siiw dafay mel ne Abou Cubaloo rek dafa ne nii rek siiw yaakaar ne moom rek la
après il a compris mais yow tu ne prendras jamais le temps de comprendre parce que tu penses que tu es le meilleur nag ci fii lañ koy xamee. Sonko respecté woo Birame Souleye sa administrateur. Sonko respecté woo Abbas. Sonko dinaa dugg sax tey ci sa vie privée parce que dugg suñu vie privée parce que ñun ñëpp a am famille Sénégal kenn xamul moment tee bi ndax du nit kuy jóg di dem hôpital ndax amoon rendez-vous wala dara tombeek fa mu nekk sa ay booy génn parce que yaa leen wax ñu génn na ñëpp résister mu laal leen. Sonko tu ne respectes même pas ta famille tu ne respectes même pas tes femmes. tey la nga def ak la ngeen seq ci biir kër yaa ko xam la nga seq ak Adji Sarr yow yaa ko xam la nga seq ak borom salon bi ba ngeen di wax te maase na la 3 fois da nga koy may xaalis ak yeneen détails yoo xamante ne nit ñi xam nañ ko mais par respect et par pudeur à la gente féminine am na yoo xamante ne nit ñi duñ ko wax. joxal sa bopp respect jox sénégalais yi cër tu as toujours dit le don de soi pour la patrie man j'ai toujours dit que tu ne crois même pas en la patrie tey sa génn wane na ko. Sonko gëmal patrie bi gëmal Sénégal te bañ a gëm sa bopp ndax boo gëmoon sa bopp te def li nga war a def tey lii yëpp du am il faut assumer prendre tes responsabilités ni nga jëlee woon say responsabilités génn heure couvre-feu sentir li nga sentir ci sa yaram tey nag da nga war a sentir ci sa xol xam ne am na même bu dee 15% de sénégalais yi la voter du ñoom ñoo ay nit yu la topp man fii ma toog yàlla moo ma tiim ay nit bind nañ ma bàyyi naa Sonko parce que xaaruñu woon ci yow nga dem fu mel noonu. waxuma la ay massage de kooku sa vie privée la mais li nga woote woon la fi nga doon taxaw la niveau bi nga doon taawi la fii ñun ñëpp nous sommes jeunes tey fi may wax ni am na koo xamante ne xëy na ma nga toog di reetaan parce que mi ngi naan xool ko muy wax c'est vrai am na ku nekk def nga say erreur ah ku nekk def nga say erreur mais ñun mosuñu taxaw ne nous sommes parfaits ñun dañuy di fote ba keroog ñuy sentir ne yàlla dimbale nañu ci mais mënoo taxaw di wax te dëgg jëfoo Sonko yow gëmoo sax sa bopp gis nga boo gëmee sa bopp dinaa la wax li ngay def après. te nee nga état gëmoo ko amul mais état bu amul woon yow di nga dem élection justice bu amul woon yow di nga jël say 100 000 chaque jour dem di porter plainte tey rek waxaat nga ci yeneen 8 cabinet bu ñu yëkkati woon dossier bi jox ko yeneen 8 cabinet yëpp nga ne 8 cabinet yëpp baaxuñu ay toilettes lan Sonko il faut arrêter de jouer nga ne leen corona bi waroon nañ tal corona bi ba bañ a génn sax ci kër yeeg yooyu mais Sonko yow boo taloon corona bi foo toll di nga sol masque boo taloon corona bi doo génn 21 heures bu ñu lay maase cas contact nga foofu après nga jóge ci foofu daal di dem sa kër andi fa par exemple corona bi mu nekk cas communautaire parce que doo mës a wax ne ci salon bi nga demoon yaa ngi imaginer say processus yow nga ne yow tey Sonko yow yàpp nga ñu yàpp goo xamante ne da nga ñuy wax ci affaire feebar bi Sonko tu n'as jamais mis de masque correctement tey sax def nga ko te da nga nuyoo kii teg dindiwaat man je te suis parce que j'espérais en toi un Sénégalais honnête quand j'ai découvert que c'est tout le contraire depuis 2016 je me suis dit que ni naa koy xool di leeralal nit ñi yàlla ma tim xam ne invité nañ ma fenn ma ne man bu doon sama sago dootuma wax ci Sonko parce que comme dem naa ba tuddee ko Sonko lee te nekkagul député ba tey nit ñaa ngi wax Sonko lee man sama étape ci feneen la war a toll mais nag duñu nangu kenn yàq dëkk bi Sonko respecté ñu respectel sa parti boo respecté wul sa parti nga respecté sénégalais yi am na ay sénégalais yu la gëm kooku kenn du la ko weddi mais nag Macky Sall mandat à vie bul ko waxati Macky Sall moo la tooñ bul ko waxati ndax Macky Sall lu mu ay man mii di Émile Macky Sall mënumaa yenu dugal ma ci oto yóbbu ma salon de massage ma dem fa di xappi bay maye 50 000 Sonko diaspora bi talu la bu leen woo diaspora bi xam nga lu leen génne woon Sénégal du ay xeex de mieux vivre ak fexe delluwaat seen dëkk defar ko ku nu mën a jàppale ñu jàppale la diaspora seen niveau dépassé na ay xeex ak xuloo gis nga booy nekk ci diaspora bi yëpp di saaga ak di kërën-kërën ce sont des mécontents 80% yi amuñu këyit ce sont des mécontents ñii ay sàcc lan ñii ay bandi lan ñii xolal dañu bëgg nekk révolutionnaire parce que seen dara doxul ñu yaakaar ne que ni yàlla existé wul nit da nga doon góor lu mu metti metti nga xam ne dina mës a baax ndax yàlla ñëpp la fi nekkal fi may terminer moom mooy nee nga xombol Antoine John xawma lan ak lan ak lan yow Antoine seen xombol la ñun suñu yoon nekku ci ñun xam nga lu ñu ñor dan la woo demal wuy ji mënoo wuy ji xamal ne dinañ la jël si loo ci góobee gar ko ku ci dee ku ci perte bakkenam ak képp koo xamante ne yàq nañ ci bagage am na nga endossé responsabilité bi te bu doon 10 ans di nga ci yokkaat yeneen 5 ans parce que lépp lu ci yàqu gars yi dinañ ko noté
gars yi duñu ay ngaaka de te nekk ñu fi pour Macky Sall nekk ñu fi pour keneen parce que ëllëg bu Macky Sall defee nii nga def dañ koy def même chose ku weddi nga laaj Wade dafa jaabante ba sonn ba mu jógee mu dellu France toog avant muy nekk président comme yow nag yow da ngay telli làmmiñ rek nga yor amoo fitu dugg kaso mais fii kan lañ fi mës a woo demul Macky Sall mii nekk tey président ban ko woowee dafa dem te buñ ko fa téye woon it dina fa toog par force parce que droit d'état dafa am droit wu état moom mooy justice nag mënoo taxaw ne baax na bu la arrangé keroog ba gendarme yi demee sa kër yaay ñu ngi nuyu maire bi di ko ziar di ko wax mu woo doomam yedd ko parce que kenn bëggul am doom boo xamante ni dina bokk ci luy jax sa dëkk ba gendarmerie ñëwee sa kër maire yow yaa taxaw di féliciter gendarme bi ne oui voilà li ma waxoon na ngi nii jàpp même gendarme bi tey ngay tuumaal bi nu jàppee ndaw si nu reyoon fële Kër Massar pourtant jàpp nañ nit ñi mais buggu leen taxaw ci mbedd mi wax ko ci kaw yow sax da nga ne woon non c'est trop vite il faut que ñu xool ko lii complot la Sonko yow complot rek nga xam parce que tu complotes tout le temps même salon bi nga fa doon dem da nga doon comploter il faut que tu arrêtes sénégalais yi yeewu leen ngeen xam benn affaire dëkk bi fi mu toll nii da doon exister avant Ousmane Sonko ban année la 74 kañ la commencé dugg ci politique 2014 ci li mu wax foofu tamit ma koy waxaat il y a 2 ans 3 ans waxoon naa ko avant problème mu Mansour Faye ak Ousmane Sonko di am Pastef benn groupe la bu ñu créé woon pour Tahibou Ndiaye parce que Tahibou Ndiaye retraité na ñu ngi koy yóbbu CREI mënuñu ko jàppale ñu dem créé ko taxaw ne Tahibou Ndiaye sàccul Ousmane Sonko mi moo demoon ci Pape Alé sama di mag ne Tahibou Ndiaye amul sax 1 milliard bay remboursé Tahibou Ndiaye a remboursé le double de li Sonko waxoon ñu yeewu suba def ko parti Sonko lu tax mu commencé doon kaas parce que chef de service ba mu nekkoon fa la yam gars yi nommé yeneen nit ñoom ñii seen biir ay Sonko Bassirou Diomaye ils n'étaient même pas comme ça ils étaient comme ça mais comme tey dañu yaakaar ne Sénégal gâteau la dañ ko war a séddoo mu jaral leen lu ne il faut que sénégalais yi yeewu gis nga dëkk bi ñun ñoo ko moom yàlla day jël ki ko neex mu teg ko fa d'accord bu deful lu mu warul def Sénégal pays bu souverain la bu correct am ay sénégalais yu correct yu digne yu xam àdduna dinañ di muñ ba élection jot ku nekk dem votel ka nga wóolu bu la ñi doon muñ bu ñu ëppee ñi muñul tu bouges kon tey duñu xaar liñ doon def depuis des années depuis temps Senghor depuis temps Abdou Diouf depuis temps Ablaye Wade benn Ousmane Sonko ñëw di ko dindi te dama leen di wax benn affaire gis nga les forces de sécurité elles feront tout pour Ousmane Sonko wuy ji parce que lii bu jàllee ëllëg waxuma la Cheikh Bamba Dièye wala ay Girassi ñi nga xamante ne mosuñu gëm Sonko ànduñu woon sax ak moom ak ñoom ay dëngoo ci yëpp ay ñoom Maam Jaara ñii ñëpp di dem ni di défilé yooyu yëpp Sonko sa dëkk la ñuy ñëw di seet nu ñuy yóbboo ci ci nar yi mooy ñi ànd ak yow tu es fini yow xam nga ko parce que buggoo dem wuy ji bi nga buggulee dem wuy ji nga xam li nga def saa yoo génnee gën a won nit ñi que ni tu es fautif et ça c'est grave mënoon nga sax bañ a wuyu bañ a wax ak nit ñi dem wuy ji ñu tëj la nga gëmloo ñu ni complot ñu ne woy politique la mais saa yoo génnee gën a aggraver sa situation ci ni ngay waxee man maa ne woon Sonko loo fi mës a wax rek waxaat ko keroog wax naa ko fi loo fi mës a ban preuve nga fi mës a andi génne ko je l'ai dit sur tous les plateaux télé Sénégal fépp fu ma invité ci plateau télé Sénégal yëpp bu ma mës a invité nee naa leen Ousmane Sonko bés bu waxee dara andil ma preuve bi ma bàyyi politique wëlbatiku ànd ak moom nekk dof comme ni ñenn nit ñi ànd ak moom ñi rek duñu xool duñu gis dañoo gëlëm il faut que ça arrête nous sommes des jeunes nous avons des vieux nous avons des plus que jeunes am ay doom am ay jabar am ay mag am ay rakk dañu xam ne Sénégal ñun ñoo koy defar Sénégal ñun ñoo ko moom duñu nangu kenn yàqal ñu ko doo dem salon de massage heure bi la neex yoot dem sa dem ñu 4 mai la ci 4 mai boobu ndaw si lan la wax wóoluwul woon Adji Sarr mu proposé Ousmane Sonko 4 mai kon ndaw si xamoon na ne Ousmane Sonko yor na 50 000 ba mu war ko defal 4 mai sans laaj ko ñaata nga yor as ndax di nga mën a fay wala doo fay da ngeen di déglu bêtises yi ñoom seen ay bêtises ñoom ñiy wax ba léegi ñoom ñiy wax ñooy contredire seen ay wax saa yu nu waxee contredire seen ay wax jëkkëru ndaw si lan la wax fii que ni Adji Sarr 31 yow fa après ndaw si ne moom ba muy accoucher ci 31 ci guddi gi fa la bàyyi Adji Sarr ak yeneen gis nga tey bu ñu doon wax da ngeen buy àggee sax da ngeen yaakaar ñun dañ leen a yàpp yéen tiim leen di leen nettali ay théâtre il faut que ça arrête Sénégalais réveillez-vous gis nga suba bu immunité bi dañee gannaaw suba wala suba
ku ci mën a toog sa kër toogal, ku am looy doxi doxi ko wutal sa weccit dem toog gérer sa kër. ñi mën a bindu nañ bindu ci vaccin bi te vacciné wu moom mii bu mënoon vacciné wu gaaw na vacciné wu parce que ci biir la jëm de. appel à l'insurrection man waxuma ay mook Adji Sarr parce que xaw ma sama yoon nekku ci ku tooña ku tooñul ma nga ca procureur sama yoon nekku ci mais appel yi muy def nii kun ci jàpp minimum boo moytul di nga tëdd 10 ans te balaa ñu lay juger yow da ngay yaakaar sax na yow est-ce que yaa ngi biir Sénégal da ngay yaakaar dañ la jël yóbbu la ci benn camp ay côté Afghanistan yooyu parce que gars yi xoolal dañ lay tegee ne jël seen temps ci yow parce que comme da nga amoon jot am fit am kàttan war ngaa mën a jëlaat sa temps ak sa fit ak sa kàttan di xaar ba ñu am sa jot. je vous le dis bu doon lu am importance bu doon loo xamante ne pour askanu Sénégal la barke Serigne Fallou Mbacké maay taxaw ne dem leen bu ma mënee ñëw sax damay ñëw mais affaire yu ñàkk fayda ay yenn foow yu yow non naa noppi sax balaa wax lu ma warul wax quoi parce que ñun ñii sax rus na noo def yenn yii rus na noo dem ci yenn xeetu salon yii ñun ñii ah ngeew monsieur tax ay rapport ay je suis le meilleur si tu es le meilleur Ousmane Sonko ngir yàlla bu sa immunité parlementaire teggee ko suba pour une fois dama la ko ñaan pour une fois waxal dara nga def ko yaa waxoon buñ ko dindee da ngay dem dindi nañ ko dindi nga dem pour une fois nga def benn affaire boo xamante ne même bu dee du lu positif dina positif bii pas parce que dina nekk loo mës a wax def ko ñu ngi jégalu ci kàddu yi di wax nag ñëpp la ma waxoon rek duñu nangu japonais yàq suñu dëkk duñu nangu sénégalais yàq suñu dëkk duñu nangu congolais yàq suñu dëkk xamul tax parce que ñun ñëpp ko bokk te bu mettee ku nekk foofu ngay delluwaat na leen defar réew mi te dëkk bi fi mu toll nii yàgg naa ko wax ku nekk dina bëgg dugg pour yàq dëkk bi parce que pétrole bi parce que gaz bi buñ ko nangu sénégalais soyez calme li fi amoon yu gën a neexee am ok pandémie bi ñëw na yàq ko ralentir affaire yu bëre mais dëkk bi day jógaat parce que dëkk bi am na ay capacités yu mu musul am yu nu révélé yuy génn muy pétrole muy gaz bi te bu leen fàtte ne ñun ñoo doon xataraayu voté woon oui ci référendum bi Ousmane Sonko di xataraayu di voté non oui ci référendum bi moom mooy que ni lépp dañ koy bokk ressources naturelles yëpp dañ koy bokk bu jaarul yoon ku ci nekk am nga droit dem porter plainte ñu teg ko ci yoon kon fi dëkk bi toll nii na leen góorgóorlu rek ñu tenir metti na nag mais ñu tenir tuuti du tenir nañ presque ñaata at man tenir naa 40 et quelque am na ñu tenir 60 et quelque mais nañ leen tenir à 2 à 3 ans incha allah su boobaa dinañ gis retombées yëpp ci dëkk bi nañ leen góorgóorlu sàmm suñu réew. La patrie ne devrait pas dépendre d'une partie de 20 doigts. La patrie ne doit pas dépendre d'un massage supposé être massage boo xamante ne pour faj la alors que c'est juste relaxant et tonifiant. Soyez relax les gars comme moom mi ngi doon defi massage relaxant yéen ñi relax leen suba ku nekk na dem doxi soxlaam moo doon dem ca massage ba na wuy ji yoon mënul wuy ji na xam ne dinañ ko jël si point. ñu ngi jéggaluwaat ci kàddu yi di ñaan yàlla ñëpp li ñuy wax fekk leen ci jàmm te bu nu jëli jee waaye ji ñëpp nekkaat ci jàmm ci barke Serigne Fallou Mbacké ci barke weeru rajab bi merci. ñu ngi ko doon souligner également Ousmane Sonko nan la def ba xam li nga xamante ni moom moo di institut bi. waaw comme li ma ko waxee woon rek parce que Sonko jour bi mu njëkk a ñëw si kër gi 2019 la tombeel jour boobu bi ngi tombeek jour tabaski man kese maa nekkoon ci kër gi ak sama jëkkër ak sama benn doom bu jigéen jour boobu bu ñu fiy ñëw mi ngi ñëw ay diggante 11h jëm midi bu mu ñëwee mi ngi fekk maa sama jëkkër ñu nekk si wanag bi di defar suñu yàpp xar tabaski mu sone ma tijjil ko jour boobu la nekk première fois bu njëkk a ñëw ci kër gi bi ma ko sonelee mu tijji mu ne ma fii c'est Imosène ma ne ko non fii Sweet Beauté Spa la mu ne ma ah ma ne ko waaw ma ne ko Imosène boobu ngay wax de am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy jaawale sama numéro ak numéro am. sama benn xame ñu ciy waxtaan mu ne ma man de am naa fu may defee fii samay séance te institut bu légal la am ay kayitam reconnaissance su état di institut bu set institut bu responsable te ka ko moom ak jëkkëram ak ay doomam ñoom ñëpp ñi ngi dëkk ci biir ma ne ko ah loolu de war naa dem xool bu ma demee xool bu méngoog li ma xalaat ma dem def foofu samay séance ba ma demee ñu recevoir ma visiter ñu xool dugg ma gis ni vraiment macha allah ñu woon ma seen agrément bi leen état jox ne leen
jox mat ngeen lañ leen doyee pour mun a def des séances de massage thérapeutique mooy massage u faju. donc ci juum jaawale numéro yi moo ko indi fii moom Ousmane Sonko. ah bu mu dugg see de loolu la ma wax bu mu dugg see daf ma wax carrément jour boobu mi ngi téye benn frotté bu cher sax mi ngi ko téye si loxoom parce que frotté bi man leer na ma ne frotté bii kii di frotté nekk frotté boo xam ne nii bu kii la daal bu yomb parce que moom lu mu fi ñëw yëpp musulaal suñu huile comprendre nga mais jour boobu bi muy dugg si kër gi dafa wax carrément ne ma c'est Imosène ma ne ko non non fii Sweet Beauté Spa la jour boobu la commencé jour boobu man laa ko dugal defal ko massage te jour boobu si 16 la toog. ba ma ñëwee bëgg a def séance dama leen ni ndax am ngeen masseur ñu ne ma ah wax dëgg yàlla fii ay masseuse moo fi nekk mais nous sommes très professionnels te massage thérapeutique la ñuy def may leen ma dinaa dellu si ñu xool bi ma génnee dama woo sama benn oustaz ma ne ko ah man de bëgg naa massé wu parce que sama médecin moo ma ko digal ci cadre ay jàngoro yu ma yor yu ma sonnal waaye nag bi ma demee ci bërëb sàngam ay jigéen ñoo fay maase loolu loo ci xam mu ne ma su dee faju moo la tax a jóg loolu aayul ci diine dafa mel ni jigéen mu dem seeti un gynécologue wala nga dem hôpital feebar ki la war a opérer wala ki la war a jëlal sa der wala nangam jigéen la kooku faju la kon demal nga faju ji ci laa dem 2 jours plus tard def sama première séance. aji mi ngi naan 31 décembre Sonko taxawul ci kër gi. 31 décembre aji fekk ko fi. 31 décembre fi la ko fekk si kër gi fii mais waxal lu mu def jour boobu aji def na ma damay dem suñu kër. ah moo tax mu ne fekk ko fi nag. dafa xëy suba teel ne ma damay dem suñu kër ma ne ko yéen moom 31 décembre kenn mënu leen liggéeyloo seen fari ngay ne dem mu dem. aji ñëw 31 décembre ñëw xoolal mu dem ba si première ba si 2 bi aji doog a ñëw si kër gi te dégg naa si nit ñi ñu ne aji 31 décembre lañ ko njëkk a violé ñaari yoon suba lañ ko violé si kër gi. kanaa loolu moo nekk ay fen te aji ma xamal leen benn affaire aji dafa mën a duul goo xam ne nii. 31 décembre laa accouché maa ngi accouché benn hôpital bu ñuy wax Gaspard Camara. Adji Sarr ma bàyyi ko su kër ga 31 décembre laa fa bàyyi si guddi parce que bi ma amee doom foofu dinaa daal ñëw sa kër ga nag léeg-léeg di sangu di ñëwaat ci hôpital bi léeg-léeg. xeetu jàngoro maa ngi nii alhamdulilah lépp lu mun a am nag gannaaw bu ñu defee seen forcing nañu xam ni Macky Sall la ndax am nañu seeni xeetu yu ñuy utiliser pour posséder nit wala am yeneen yu ñu koy def ba faagagal ko ñépp xam nañ ko. lépp lu mun a am moom Macky Sall la moo ko. tenté nañu façon séance de massage bu ne moo wax ni loolu bi may gën a nekk ndaw sonaloon na ma ba sama waajur bu jigéen fu ne yóbbu na fa ba bi ma ciy fàttaliku sax ay graisse yu yeew lañ ko mus a wax ne ko comme yeew yàlla may na ko gannaaw goo xam ne dafa nangu da ngay dem ut graisse yu yeew di ko diw. jamono jooju soo buggee jënd kii bu graisse bu yeew bu ndaw bi 3000 francs la woon mu yoon lu métti ñu koy ut di ko ci diw donc commencé naa massage cabinet docteur Sidiki Kalawi di ci am ay amélioration mu jigi ñi boole ma ak chinois yi nekk fii Fass may dem foofu ñu may defal li tubaab di wax acupuncture mooy puso yooyu nga xam dañuy jël di ko jam sa gannaaw pour wayal deret bi ak pour yenn neer yi ak yenn muscle yi ñu fexe ba mu bàyyi bañ a jàpp ma def fa séance yu bëree bëri waaye noonee ñu doon am résultat boo demee ba ci biir gis ni mbir mi amatoo ci résultat bi nga bëgg tëdd naa fi lu mat weer ak genn wàll defe naa ci mois de mars feebar bu métti woon torop ba benn jamono ma envisagé woon sax génn réew mi ñii ma toogal nii xam nañ ko samay soxna xam nañ ko parce que dañ ma ne woon am na loo xam ne ci li am ci sa cervical yi mën nañ ko opérer léegi te du am risque bi ma demee gis samay médecin dañ ma ne bul jël risque boobu mukk. surtout bu la yàlla jiitalee da nga war a nangu
que nit ñi di wax si yow. di te doo def ci tontu. yow te doo tontu. parce mais que boo tontoo mais boo quand même, tontoo président. dootoo liggéey boo tontoo tu passes ton temps à répondre. dafa am ñoo xam ne dañ ne boo nekkee ci kaw ñu lay sànni xeer yow ngay jël di tontu mais doo ngay yéeg doo mosu yegg donc wax jooju amul solo. booy xam parce que benn du wax ju am maanaa. lu ci gën bëri ay accusations gratuites la. donc man du ma tontu xeetu wax yooyu. doo tontu. naam dem naa fa 21h. parce que li ma yëg ci sama yaram ba xam ni war naa dem defi sama séance de massage man maa ko xam. may dàmp sama yaram loolu reyul nit maa ngi wér gu yaram gu mat sëkk canceruma ci lu ma yëgul jabetuma aw ma insuffisance rénale aw ma benn xeetu jàngoro maa ngi nii alhamdulilah lépp lu mën a am nag. duma wuy ba tey mi ngi ci yoon sañ na ko léegi nag mu dolli ci loo xam ne xamuñu ndax panique la ko defee wala ci tayee xam la ko def mooy jóg leen bi am na fibre sociale boo xam ne ko évoqué na ko mooy su lekkatu ñankata gi man moom séeréer laa joolaay donc je peux leur dire des choses donc woo na ay bokkam samay doomi bàjjen woo na leen woo na terroir pour quelqu'un qui aspire à être le président de la République du Sénégal loolu seen plan la ñu toggoon ba teg bu ko def pour que suñ ko defee benn Sénégal du mun a yëngatu ku yëngatu ñu ne la état d'urgence wala couvre-feu jàpp la ndel yi ngeen di dégg ñu koy sànni fenn ci réew mi nga xam ne gëjoon nañ fa dégg bombardement wala dara ñu jékki-jékki rek ndel yi takarrase lépp lii moo ko waraloon pour mën a fexe ba foofu ku yëngatu ñu ne la sécurité nationale wala nu mu tudd sécurité nationale wala état d'urgence. xale yi dem nañ ba Sénégal léegi benn kii moo am man dama am lu ma naqari damay taal puna amul leneen exemple biñ annoncé ne couvre-feu dafa am dëkk bi ku ne di taal puna ma génn taxaw suñu àngalu kër booy wuti ay puna jàll man leen teggi leen ko fi tali bi lan moo tax ñu ne waaye mag yi du fi nekk di def lii man leen nañ dem Mermoz taal puna man sama yaay dëkk fii ëppal 70 ans sama doom di doog am 5 mois wala matalu ko nga taal fi puna sama yaay nooyu ko ma xëy yóbbu hôpital sama doom nooyu ko ànd ak feebar di dem ki la tax nga mer moom mi ngi Mermoz tëdd pétale bu doon tàkk mënu koo dégg est-ce que noonu mooy réaction bi lan moo tax Sénégal léegi jeunesse bi yëpp ci lu agressif la ñuy dox ma génn taal Auchan bi ma génn taal biis yi biis bi may taal Macky du ci yéeg Amadou Sall du ci yéeg Marème Faye Sall du ci yéeg ndax ku ci nekk chauffeur nga yor sama yaay moo yor ay téeméer ak fanweer moo ciy yéeg Auchan bi may taal lu yomb lay jaay sama yaay moo ciy ndugg si doo ci dajeeg Macky doo ci dajeeg Marème est-ce que kon noonu la ñu réagir kan lañ sànq kan lañ yàqal bu ma génnee fii taal puno gestu xool gisatuma puno bu ma taal ma ne cas taabal bi ma ci yi sànni mu doon taabalu yaay diw bi ànd ak man léegi maire boobu nga xam ne taabal bi ay fanweer la ciy jaay ay téeméer bu subaa mu war a fayaat ministre 3500 maanaam li mu jaayoon ci semaine bi yëpp yóbbee nga ko ci sa coobare bopp est-ce que noonu la ñu war a doxee est-ce que ñun dañoo war a toog rek président nekk ci kaw di xool opposant bi day am doole naa ko sànq est-ce que opposant bi daa war a toog rek di dugal ci bopp population bi ne président bi mu ngi leen di sànq te pourtant gis na président bi di def yu baax mu war leen ko proposer xamal leen ne lii baax na mais lii gënul bu leen ci ànd lii gënul mais lu baax ak lu bon yëpp da koy ànd dugal ko suñu bopp ne lu bon la ñun nag suñu xam-xam du yegg foofu ñu ànd gëm ko ndax moom mi ngi kaas kañ la Sénégal di bàyyi fal président ci non kii dañ koy bundu xataal dañ koy siis ñun ñëpp ñu siisu dem ànd ak moom kañ la ñuy bàyyi loolu Nelson Mandela 20 ans la def ci kaso bi génn Afrique du Sud xam ne moo leen mën a yor ñu fal ko lan moo tax neewuñu prisonnier la kii xel mi fal la nekk kii retard na bu yàgg 20 ans de prison xooluñu loolu de dañ kaa fal te biñ ko falee gis nañ ni réew mi demee mais Sénégal moom ki ñuy fal mooy mobile day génn taal guerre population état bi bundu xataal ko Sénégalais yi faral ko ñu fal ko bu subaa ñu ne waaw yaa fi sasoon moo ko faloon mu ngi nii la ñu def. ñun dañuy xeex ak yéen dinañu xeex ak yéen dinañu xeex ak yéen ba géej gi fer dinañu xeex ak yéen ba dugg boîte vocale te kilifa diine yi ak kilifa aada yi lay waxal ku artuwul di nga atte ku artuwul di nga atte parce que ñun ay wëyu lañu ay saay-saay lañu ñun on est des voyous et des saay-saay xam nañu fu ñuy dóor mu metti
gis nga boo leen ñu xaaree yaakaar ne dañuy dem ñu ngi dem palais lakk wala ñu ngi dem kër Mambay ñaa lakk déedéet ñun xam nañu fu ñuy dem taal mu metti bu ñu mënul daj Macky Sall ñu daj sëriñam bu ñu mënul daj Macky Sall ñu daj sëriñam ñun bu ñu mënta daj Macky Sall rek ñu daj sëriñam bu ñu mënta daj sëriñam ñu daj ay kilifaam ñun dañuy daj ba daj loolu lañu wax ku artuwul di nga atte ku artuwul di nga atte boo leen artuwul di ngeen atte parce que ñun dañu nanguwul nga xool doomu sénégalais bu set wicc set ci ndey set ci baay muy doomu jàmbur muy li ñu bëgg maanaam réew mi du dox déet loolu nag loolu moom du mën a nekk réew mi moom dana dox bu ci yàlla àndee waaw kenn nag kenn bu mu yaakaar ne mën na taxaw ak i pexe walla ak caay-caay buy tax di nga indi fitna ak di tiital waa réew mi ba tax ne ni réew mi war a jaar du fa jaar